ci Soir d'Info di la nuyu bu baax. Pape Djibril ñi ngi lay fay. di nuyu Daouda di nuyu mboolem ñi nga xam ñi ngi seetaante. jërëjëf ci première partie bi incha allah loolu la ñuy waxtaanee muy bu ngeen gisee président ki nga xamante ni jàpp nañ ne ci assemblée nationale kujje gi lañ fay représenté waaye ci deuxième partie bi nag nañ ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Macoumba Diouf moom tamit dinañ waxtaanee ak moom ci liggéey boo xamante ni agence nationale. statistique ak démographie def na ko di wane comportement bi nga xamante ni ménage yi maanaam kër yi am nañ ko ci biir mbas mi ak ban jeexital la am ak nan la ñu war a waajale li nga xamante ni moom mooy ëllëgu ménage yooyu donc première partie bi ñu ciy dalal sëñ Cheikh tey jii gis nañ opposition bi ni nga xamante ni coow li bu njëkk dañ daan gis coow day am diggante kujje ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor tey dafa mel ni dañoo gis coow loo xamante ni ci biir opposition bi la ñu gis ne en toile de fond li ko lal moom mooy statut chef de l'opposition PDS ban taxawaay la ci am. ñoo ngi lay nuyu Pape Djibril di nuyu ñiy seetaan ñëpp PDS li ñuy wax toujours rek affaire u statut maanaam chef de l'opposition parce que chef de l'opposition statut la am ñun loolu intéressé wuñu ndax li tax intéressé wuñu mooy bu ngeen seetloo ñi ngi ko voté woon 2016 bi ñu ko voté ci référendum yi dugal ko ci référendum yi bi ñu ko voté mu jàll fekkoon na président Ablaye Wade moom la président Macky Sall wuutu koon kon moo jëloon deuxième ci ginnaawam bi nga xamante ne élection am na 2017 président Ablaye Wade jiite liste am 19 députés am groupe parlementaire kon jaadu woon na ci jamono jooju bu ñu koy joxe automatiquement amul lu ñuy sikki sàkk Ablaye Wade la 2017 ba 2020 ñuy soog a wax affaire u statut chef de l'opposition dama jàpp ñun opposition su nekkee di ci discuter wala ñu ciy wax sax loolu bu boobaa askan bi duñ ñu teg fenn ndax lan ay problème mu xaalis yu ñu ciy tudd wala dara ñun loolu intéressé mu ndax ñëpp xam nañ ki ko moom suñu demee tey bay tuddal la ne wala ñuy wax la ne rek man jàpp naa ne. kon yéen kuñ ko jox tey d'accord ngeen ci. non du question kuñ ko dox dañu gis ne amul importance parce que ki ko moom dëgg-dëgg ñëpp xam nañ kan la. pourquoi 2017 ba 2020 ñu doon ci indi débat. ki ko moomoon moom ko pourquoi boobu ba léegi joxuñ ko ñu toog ba 2020 ñu bëgg ci indi débat moo tax ñu ne duñ ci débattal duñ ci wax mais da nga wax ki ko moomoon kan la ak lan moo ko jox est-ce que dafa am texte bu clair. xam nga li ko jox dama jàpp ne pour nga nekk chef de l'opposition ñaar yi da nga ko waroon a remplir 2017 ba 2020 ba 2019 président Ablaye Wade remplir na ñaar yëpp moo nekkoon deuxième ci ginnaaw président bi moo am groupe parlementaire ndax bu fekkee réew yi nga xamante ne am nañu lu mel noonu comme lu mel ni Mali Soumaïla Cissé dafa jiite liste dem élection législative jël deuxième ci ginnaaw pouvoir bi demaat présidentielle jël deuxième ci ginnaaw président bi loolu moo ko jox statut chef de l'opposition mu mën a nekk chef de l'opposition ma jàpp ne président Ablaye Wade 2017 ba 2020 ba 2019 matale woon na ñaar yëpp ñaari conditions yëpp pourquoi joxuñ ko woon ñu toog tey ba 2020 foo xam ne mbënd mi ngi lii coow leen ne kur ñuy wax affaire statut chef de l'opposition lan moo tax lan nga jàpp. beneen ba ca topp mooy man dama jàpp ne par exemple chef de l'opposition dafay laaj la ca jiitu nga am groupe parlementaire ndax tey jii nii ñi ngi def dialogue la ñuy tënkee sa dialogue ba bu ñu paree fu ñu koy indi assemblée mais bu ñu ñëwee assemblée ñun suñ groupe bu ñu ko récité lan la ñuy wax opposition bi bañ nañ kon ña fay toog di dialogue lu ñu fa mën a tënk mi ngi dépendre ci président Ablaye Wade kon président Ablaye Wade actuellement c'est le chef de l'opposition parce que li koy wane mooy bërki démb bi ñuy voté loi d'habilitation pourquoi ñu am ñëpp voté ko à l'unanimité suñu groupe suñu bañoon est-ce que danañ am à l'unanimité loolu rek dafay wane ay tegtal yu wér ne ñëpp xam nañ ki mu doon. mais au-delà de tegtal bi est-ce que waruñu def ci loi bi mu clair ñu ni chef de l'opposition moom mooy ki nga xamante moom mooy deuxième ci élection présidentielle wala ki nga xamante ne moom moo am majorité parlementaire assemblée nationale est-ce que waruñu ko codifier clairement nga xamante ne léegi à partir de maintenant ñëpp dinañ xam kan mooy doon chef de l'opposition. xam nga Sénégal dañu am problème mu texte. boo demee sax ci wàllu yoon. kii da koy commentaire nii kii ñëw commentaire. foofu itam ba tey mbir mi leerul ndax tey jii nii réew yi nga xamante ne am nañu ko chef de l'opposition toujours ki nga xam ne moo jël deuxième ci ginnaaw majorité bi ci assemblée nationale toujours ci lañ koy tànnee ndax man gis naa ne tey bari na réew yoo xam ne ñi ngi koy doxal mais noonu lañ koy doxalee fii nag léeg-léeg damay dégg ñu naan non régime présidentiel lañ yor non bu ñu koy yoree itam régime parlementaire ci côté lañ yor ndax tey jii ni président tey su demee ba am empêchement kan moo koy wutu ab député moo koy wutu
waaye du ñu ne koo xam ne faluwul ab député moo koy wutu comme ab député moo koy wutu chef de l'opposition man pour man li ma gëm ku amul groupe parlementaire moo ko di man loolu laa gëm. donc je pense que débat la boo xamante ni mu ngi posé wu tey am na ci leneen loo xamante ni tamit soriwul loolu mooy ki nga élection présidentielle yi bokku leen ci woon ndax amu leen woon candidat seen candidat dañ ko génne woon ci liste yi ne mënul bokk donte wuti woon ngeen parrainage waaye ginnaaw bi conseil constitutionnel dafa leen xamaloon ne mënu leen bokk fan ngeen toll ci combat boobu. xam nga ñun li ñu war def na mooy am nañ candidat présenté nañ ko ca candidat bi ñu présenté leeroon nañu ne valable na loola nag fi ma koy teg mooy CREI bi mu koy daan siis bi nga xamante ne mi ngi wax li mu koy daanee procureur bi dafa jóg taxaw interpellé ko xamal ko ne ko dama bëgg maanaam nga xañ ko ay droit civil am ak politique siis bi xamal ko ne ko mënuma ko koo xañ da koy garder ndax deful maanaam gérul deful détournement bi ñu jógee ci loolu ci ëllëg sa yow maanaam bi ñu jógee loolu si ngoon gi ki nga xam ne moo nekkoon ministre de l'injustice ñëpp xam nañ ko Sidiki Kaba. de la justice. waaw l'injustice Sidiki Kaba daal di def benn sortie daal di wax ne Karim Wade mi ngi ak i droit civil am ak politique mën naa doon candidat mun na voter ñëpp di dégg bi élection yi jub see def nañ li ñu war a def mooy wut nañ suñuy parrainage déposé nañ ko fañ ko war a déposé mais avant loolu di am dafa am lu ñu dugal ci diggante bi muy bi nga xamante ne nii xam nañ ne élection yi bi jub si na 6 mois avant kenn mëntu la laal code électoral bi ñu profité bi mu desee ay fan 6 mois yi ñu indi benn loi assemblée nationale muy L31 ak L32 wax ne képp koo xamante ne tëj nañu la maanaam fii ba 5 ans mënatuloo bindu ci liste électorale yi ñu gis ne loolu bañ ko defee rek ñun xam nañu ne kenn ko tax a jóg muy Karim Wade fekk na suñu candidat moom dem na ba jógee na Dubaï dem Koweït bindu foofa ba téye récépissé booba rek la valable ba mu amee récépissé rek valable ndax man mii di wax ak yow législatif yi bi muy jot sama carte électeur génnul dama bindu woon mais sama récépissé ci laa dugalee sama candidature kon moom récépissé am bi ñu si dugalee candidature rek valable ndax man loolu man la noonu la ci législatif yi li am ci li ci valable rek mooy valable fale ñu gis ne bi loolu amee ñu dem conseil constitutionnel mu rejeté ko rejeté gi mu ko tegit ñun li ñu jàpp rek mooy rejeté na ko ci loo xamante ñëpp xam nañ ne du yoon politique la rek. ban motif la conseil constitutionnel invoqué woon. non la mooy invoqué duñ ci sori. lan cay wax rek mooy xam nañ ne politique rek moo làqu ca ginnaaw. c'est tout waaw. ñu gis ne tey jii nii date bi jeex na depuis le 21 ndax 5 ans yi moom mat na même bu 5 ans yi matul woon Karim Wade candidature am dafa valable ndax boo xoolee adduna bi yëpp fi ñu defoon recours suñu avocat yi rek wax nañ la ñu wax mooy leer na nañ ñëpp dañoo wane ne candidature Karim Wade rejeté nañ ko mais teguñ ko ci yoon. adduna bi yëpp d'accord nañ ci loolu. est-ce que lire ngeen le article L31 ak article L32 bi ngay wax noonu. non lire nañ ko bu baax a baax yow lan la wax. article L32. waaw dafa am ñu nga xamante ne ñoom la wax ni. 5 ans yi ñoom lay concerné. mooy ñan mooy ñi nga xamante ne dañu am peine yu nga xamante ne dépassé wul 3 mois avec sursis. article L32 boo ñëwee ci tiré 3 bi daal ne ñi nga xamante ne boo bokkuñu ci catégorie boobu ñooñu concerné 5 ans yi concerné wu leen. ñoom lan mooy seen ëllëg. et par conséquent mooy ñu nga xamante ne ñooñu dañuy perdre seen droit civique article L30 bi daal di ñëw ne ñooñu pour que ñu retrouver waat seen droit civil il faut que mu am loi d'habilitation wala mu nekk loi d'amnistie loi d'habilitation ou loi d'amnistie parce que ñaar yooyu ñaar la yu bokk. xam nga Daouda wax naa la ko léegi. waaw wàllu loi kenn ku ci nekk. maanaam na nga koy interpréter. waaw noonu laa la xam nga ndax yow defe naa yow da nga noo taxawal da ngaa indi sa interpellation nga interpréter nu la neexee interpréter ko nu la neexee. mais nu nit dañoo am suñuy avocat am ay nit yoo xam ne ay nit yu droit lañ bokk ci suñu parti nekk ay professeur nekk ñoo xam ne ñu agressé lañ ñoom ni ñu ko gisee nii la ñu ko gisee yow mun nga am sa gisin gisin yi mën nañoo wute ndax wax nga ko léegi waaw léegi est-ce que tey jii tamit c'est vrai
basé wu ci texte yi ne Karim Wade war na mën a ñëwaat pour wéyal combat politique am est-ce que combat boobu bokkul ci ngeen war a dugalaale aussi beneen combat pour une loi d'amnistie ndax am na jamono boo xamante ni tamit dafa mel ni doon nañ dégg lool. non xam nga wala loi d'amnistie bëggatu leen ko. non ñun suñ bëgg-bëgg lenn la rek mooy ñu ubbiwaat projet bi ndax adduna bi yëpp ku ñu tegal kaamil ak ku mën a doon ne la vaatal. mais dañu wax ne procès pour mu am il faut mu am un élément nouveau est-ce que am na fi. Pape loolu suñ ko dee am avocat yi ñoo koy am. te loolu bu ñu ci waree wax ñoom danañ ci wax. man li ma gëm rek lenn la mooy projet bi ci boppam ñun dañu gëm ne Karim Wade deful dara ndax li koy waral mooy ba ñu ko dalee topp ak léegi amul kenn ku mën a waat ni gis nga lenn loo xam ne jël nañ ko ci Karim Wade ni li Karim Wade moo ko defoon wala moo ko jëloon. ñaareel ba yi tamit juge bi itam bi mu koy tëj dafa wax ne deful gar deful détournement ku deful loolu nag lu ñu la tëjee lu nekk rek doole moo fa tege waaye dëgg nekkatu fa ndax nit bu ñu lay tëj dañ naan la da ngaa sàcc wala da ngaa rey nit wala da ngaa def dara wala da ngaa détourné wala da ngaa ger wala nangam mais moom dossier vide la dara nekku fa kon luñ ko tëjee politique rek lañ ko tëjee. léegi beneen question bi tamit mooy annoncé nañ plusieurs fois ne Karim Wade dina ñëw Sénégal ñëw boobu fan la toll est-ce que c'est à l'ordre du jour ak ndax tey jii ñi nga xamante ni dañ koy soutenir un peu partout ndax ñooñu tey jii mën nañoo am njort ne Karim Wade moo fa bàyyi boppam wala dañ ko faa téye. xam nga du ma ne wax ne la Karim Wade maanaam moo fa bàyyi boppam. ndax nit ku nekk boo sañoon nekk ci sa wetu baay rawate na sa papa di mag. lu tax mënta ñëw ndax jàpp naa ni ki nga xam ne moo ko génne woon yóbbu ko foofa kooku ngeen war a laaj kañ la Karim Wade di ñëw. kon protocole dafa amoon. non protocole amul doole la xam nga Macky Sall doole la jël rek jëfandikoo ko ci Karim Wade ndax gëm naa ne Karim Wade doole lañ ko teg li ñu ko teg ku ñu ko tegoon dana metti si yow ndax jiiñ la dara lañ la jiiñ ñu wër àdduna bi yëpp gisuñu dara ndax ba léegi si amul lenn loo xam ne kenn mën na la wax ne la gis nañu lii ne lii ci turu Karim Wade la moom lii moom lii ay prête non ay tur yoo xamante ne kenn xamul lan la ñu jël ko ba koo teg ci kawam vraiment loolu gis nañ ne ëpp doole nit. gis nañ ne aussi du woon moom rek la ñu toppoon liste de 25 personnes le juge Ndaw génne woon procureur Aliou Ndaw 25 personnes yooyu am na ci ñoo xamante ni ay dignitaires PDS la ñu woon ñoom tey jii fan lañ toll procédure wala ndax dañ ko arrêté wala. non loolu ba tey laaj ko président Macky Sall moom mi nga xam ne moo doon topp dafa mel ni kenn ko ñoroon muy Karim Wade bi ñu tëjee Karim Wade gisul leen kenn kuñ toppaat ca gis ngeen ci élection yi ñu ci bari dañoo dem jàppale ji kon boo am na ñoo xam ne kër yi jotoon na leen a woo ñooña tey ñu ci bari gis ngeen ñu dem bokk ci coalition Macky Sall kon dama jàpp ne lépp rek maanaam président Macky Sall la ca ñun li ñu gëm rek mooy toujours li may wax si su Sénégal moom dañ ko war a xoolaat parce que vraiment état ni mu koy jëlee di ko utiliser daal man jàpp naa ne war nañ koo xoolaat fexe ba séparer ñaari pouvoir yi. man ci fi may waxee mooy une chose est de dire que peut-être CREI yi nekk na juridiction bu nga xamante ne baaxul je pense que moom sa nekk seen xeex mais une chose est de savoir que Karim Wade am na condamnation bu nga xamante ne teg nañ ci kaw et nan ngeen di fexe ba condamnation boobu jóg parce que comme ni nga ko waxee ni ñu ko exilé mu dem comme ni nga ko waxee fi mu toll nii Karim Wade bu fi ñëwoon sax mën nañ ñoo ko coppet jël ko yóbbuwaat ko ca kaso ba parce que tout simplement am na amende bu ñu teg ci moom muy 138 milliards de francs CFA ba nga xamante ne tant que fayu ko état si boppam mën na exécuter lu ñuy woowee contrainte par force bu boobaa mën na delluwaat kaso je pense que loolu sax moom moo tax ñëwul ba tey man jàpp naa ne yooyu yëpp ay caaxaan la rek waaw mais caaxaan la te boobu ba léegi mënul ñëw yow tamit non ay caaxaan la ndax li tax man la ay caaxaan la mooy état ci boppam man li ma gëm rek mooy président Macky Sall ëpp na doole Karim Wade jël na ko yóbbu na ko jeex na li ma gëm nag mooy nun ci suñ bopp ñooy def li ñu war a def ndax loo gis lu nekk politique la nun ñoo war a def tout pour que Karim Wade ñëwaat ca loolu danañ ko def. lan ngeen war a def. non combat politique la non xam nga kenn du jëm ci xare di wax naan galgal bi laa lay daane. incha allah balaa yàgg danañ gis PDS. waaw léegi am na leneen aussi loo xamante ni xëy na am na ñoo xamante nañ ko laajte mooy c'est vrai que Karim Wade am na lu ñu teg ci ndoddam génn na réew mi kenn xamul ci yenn condition la génne Sénégal ba tey kenn xamul lan la waxtaanee ak président de la République Macky Sall mais leneen li mooy est-ce que tey jii au-delà de Karim Wade am na keneen koo xamante ni ci biir PDS lu ci mel ni yow wala mu mel ni Bara Gaye wala keneen wala Mame Diarra Fam koo xamante ni mën naa taxaw nekk candidat PDS nga xamante ni doo am benn carte rek mais di nga am plan A wala plan B. xam nga ci biir wax naa la ko léegi. nee naa la candidature Karim Wade dafa valable lool. tey suba bu ñëwoon it moom lañ defaat suñu candidat. moom daal moo fi. non ca beneen yoon ku ko recité dana gis la neen loolu moom maa leen ko wax seetaan ngeen.
lan ngeen di def. non duñ la ko wax kenn du jëm sa lii di wax la ngay nar. mais en tout cas daal li wér ci wër mooy 2024 incha allah buñ ci àggee Karim Wade. léegi local yi nag dina bokkam du bokk. non loolu du ma la ci mën a tontu. waaw parce que dama déggoon parce que ci kanam la ne. waaw ci dialogue jàppaguñ ko. ci dialogue bi. dama déggoon ni kaawu Karim Wade ak kaawu Khalifa Sall yëpp ñu ngi koy évoqué ci dialogue politique bi pour xool nan la ñuy def ba li tuuma yi nga xamante ne tegoon nañ ko seen ndodd mu mën a teggeeku comme ni ko Pape Djibril waxee sànq dem nañ sax bay naan am na benn loi d'amnistie bu nga xamante ne war nañ ko mën a préparer pour que ñoom ñu mën a bokk day en tout cas man di ci yow laa ko déggee. dialogue bi yéen a ngi ci. non ci yow laa ko déggee. non dama koo dégg yow. man ci yow laa ko déggee moo tax loolu mënuma ci tontu parce que ku demul ci dialogue. bokkuñu ci dialogue bi amuñ fa représentant. ñun mënuñu toog fi di nettali géntu jàmbur. lu tax bokku leen ci dialogue bi. non la waral bokkuñ ci mooy dañu gis ne président Macky Sall à chaque fois mu woote dialogue mosula woote dialogue boo xam dialogue bu sérieux la. lu sérieux wul nag PDS du ci bokk te PDS bu bokkul wax naa la ko léegi booba dialogue amul sens. ndax li tax amul sens mooy opposition kenn mënu ko tudd ci Sénégal ca tuddoo parti démocratique Sénégal. ca wax naa la ko léegi ña ngay dialogué bu ñu dialogué ba pare ba tënk fu ñu koy indi assemblée nationale. mais léegi dafa mel ni opposition sénégalaise boobu dafa mel ni dañ koy concevoir léegi di ko xalaat di ko gis di ko daj te dafa mel ni PDS dañ ko commencé di ko ci beddi est-ce que PDS la mu nekkoon daf ko nekkatul wala ndax léegi Ousmane Sonko la ñuy wax ak yeneen force yi nga xamante ni ñoo ngi fi mais est-ce que yéen a ngi ci biir combat démocratique boobu yéen a ngi koy mëne. xam nga combat bi toujours PDS toujours ma nga ca kanam di ko mëne wax naa la ko bëgguma di tudd kenn koo xam ne bokk opposition parce que ñun opposition bi yëpp benn wujju la ñu am ku ñuy xeexal bu ko fiy jëlee benn nit la muy président Macky Sall ak nguuram kon bëgguma di tudd ñooñu parce que ñooñu ak ñun benn lañu. non mais en tout cas ci Ziguinchor dafa wax ne dafa am ñaari xeetu opposition yu am xaw ma PDS ban la ci bokk nag nee na dafa am opposition boo xamante ni Macky Sall la ñu àndal am ci opposition boo xamante ni moom taxaw nañ ne Macky Sall daf fi war a jógee PDS ban ci ñaar yooyu ci la bokk. xam nga ñun opposition bi ñu bokk mooy bi nga xam dañu taxaw pour Macky Sall jógee fi ndax ñu parti yi wax. bi président Macky Sall woote dialogue dem nañ bari na ci parti yoo xam ne nañ fa représentant ñun nee naa la demuñu. ki demul koy xam nga ne loo sigam mooy président Macky Sall jógee fi ñun suñ combat ñun foofu lañu mas a ne ñun mësuñu nekk benn yoon parti lañ boo xamante ne depuis ñu sos ko 1974 ak léegi suñu combat mooy bi ñu nekkee ci opposition fexe fay jëlee pouvoir bi ñu ñëwee ci pouvoir ba yàlla dogal ñu jógeewaat fi tey ñu ñëwaat ci opposition bi suñu bëgg-bëgg du lenn lu may xeex pour que 2024 bu ñu ci àggee pouvoir bi dellusiwaat ci loxoy PDS. mais loolu nan ngeen koy defee. incha allah ñi ngi ci yoon wi. ndax fan yi gis nga lancé nañu suñu commencé war a def tournée. def placement carte renouveler suñu parti fexe ko yaatalaat ca parti bu am doole lañ yor boo xam ne bokkul ak parti yi. ndax man bërki démb bi may jaale ji dem ay côté Kaarang dem naa ay dëkk yoo xam ne ci frontière bi fekk fa ay nit daje fa ay section ay fédération vraiment loolu parti bu am doole rek moo man mais est-ce que parti bi également dooleem wàññeekul contrairement ak ni nga koy waxee parce que gis nañ ni PDS. amoon na ay ténor yu bëri yu nga xamante ne ñu ngi fa woon mun naa tudd ay ñoom Omar Sarr mun naa tudd ay ñoom Habib Sy mun naa tudd ay ñoom Babacar Gueye ñoom ñëpp ay ténor lañ ñu nga xamante ne ñu ngi ci woon mais je pense que combat bi nga xamante ne combat Karim Wade ñoom ñu jàppale Karim Wade pour que combat voilà El Hadj Amadou Sall ñoom ñëpp ba finalement beddeeku nañ génn est-ce que PDS na mu meloon ay jamono moom la melaat est-ce que yéen a ngi renouveler yéen a ngi massifier xam nga Pape Djibril man dama jàpp ne PDS tey la ëpp doole loola nag bëgguma tudd ay tur waaye man toujours bu may jël exemple sama bopp laa ko sañ a jël élection boo xoolee tey fi ma dëkk muy Touba 2012 man bokkoon naa ci ñi investiroon ci listu département bi président conseil régional Serigne Fallou Mbacké moo ko jiite woon ministre Moussa Sakho ak man mi ak député Aïda Gaye ak ku ñu Adji Seck bi nu demee ba 2014 affaire yi commencé yëngutu ñu dem élection locale PDS côte ànduñoo kenn ñu bari dem nañ Fallou jiite majoritaire ma jiite proportionnel ñu dem élection locale gagné département Mbacké mu nekk président ma nekk premier vice président Moussa Sakho nekk deuxième vice président Aïda Gaye nekk secrétaire élu ñu doxaat ba 2017 déglu lu baax li ma lay wax 2017 sëñ Fallou bàyyi ne moom liste boppam lay def Moussa Sakho transhumé Aïda Gaye transhumé kon ku fa desati ci liste booba man président Wade ñëw def coalition ma ànd ak ñi ma àndal ci liste boobu ma jiite liste bi gagné département ba kon su fekkoonte ne ay nit la bu ñu demee dañuy yóbbu dooley parti bi kon gis nga ñin àndaloon 2012 bi ñu agsee ba 2017 gis nga ni ñëpp dem nañ bàyyi ma fa
ca teewul gagné naa département mais li valable département Touba est-ce que moom moo valable ci département yi nga xam moo am Sénégal xam nga exemple boo koy joxee rek li ci des lépp nattal non Touba Sénégal du benn département ay département yu bëri la exemple bi nga joxe mooy département mais Daouda non mais Daouda xam nga natt man maa fi teew bu may natt sama bopp laa mën a jël mënuma toog fii di nett li gént bu am ca Saint-Louis wala bu am ca Tamba non attends responsable PDS nga non d'accord waaye man toujours bu may jël exemple rek fi ma dëkk laa sañ a jël mu mën a leer xam nga tey su ma bëggoon bëgg la jox ay résultats naan la Tamba nii la nangam man naa cee juum mais fi ma dëkk moom nga xam ne toujours may contrôler résultats yi xam naa affaire bi nu muy demee ak nu muy lire par exemple li tax ma wax la loolu waaw boo jëlee fu mel ni Dagana PDS da ko mës a gagné parce que Omar Sarr mu ngi fa woon waaw léegi Omar Sarr bu fa jógee ba pare est-ce que leer na leen di ngeen gagné Dagana xam nga tontu ba fa muy ñëw mooy non damay laajte waaw non xam nga nee naa la tontu ba kenn mënu la koy jox ci élection dikkul nun danañu xam ba xam Omar a ko moomal wala nun ñoo ko moomal loolu ci élection rek lañ ko mën a xamee mais man mënuma toog fii di xayma léegi lu ñëwagul léegi am na keneen koo xamante ni tamit ci sa groupe parlementaire la bokk muy député Mame Diarra Fam ñu gis ko ci taxawaayam ci wàllu inondation yi ba ñu wax ne dañ ko fekk këram agressé ko loolu lan moo ci ndax lu wér la xam nga lu wér la loolu la jàpp ndax député la su waxee ne dañu koo fekk ci biir këram agressé ko te man dem naa seeti ko bi ma demee it fekk naa ko mu sonn lool vraiment fekk naa ko ci situation yi sonn nee na benn reportage bu mu doon def ci Sen TV maa ngi tudd Télé Jàmb mais comme loolu la bi mu defee reportage boobu wane ay tata ak i canal yoo xamante ne dañu fat xeet yu mel noonu ci la ko waa mairie bi meree bi ñu ko meree ñëw dal ci kaw ban commune la commune Guinaw Rail Guinaw Rail la wax ne daal ay éléments yoo xam ne ci mairie bi lañ bokk ay conseillers ak seeni nervi ñoo ñëw dal ci kaw loolu nag bi mu amee nun def na li ñu war mooy en tant que président groupe parlementaire dem naa seeti ko bi ma demee tamit président Wade yabal ma fa président Karim jot na ko et aussi itam woo naa président Niass xamal ko ne ko ab député lañ agressé sa député du peuple la kon jaadu na assemblée def liggéeyam et aussi sama naatango ay miru jigit woo naa ko xamal ko xamal ko ne ko député lañ agressé il faut que ñëpp jóg taxaw ñu solidarité ko jàppale ko. léegi lan moo tax ngeen jàpp ne reportage boobu moo jur agression boobu. waaw ñun loolu rek lañ mën a jàpp li ci des nag yoon moo koy leeral ndax def nañu plainte bu soobee yàlla lépp dana leer. lu nekk nag ci kanam yoon daanaka jërul di commentaire. nañu bàyyi waaw parce que ci agression boobu gis nañ ko peut-être keneen ku nga xamante moom tamit génn na am leneen lu mu wax lu wuute ak li nga xamante moom la député bi wax. parce que am na ku génn tey benn conseiller municipal la et puis handicapé la nee na moom si boppam moom la soxna si doon agressé ba finalement mu daanu léegi bi mu daanoo agrippé wu moom tamit ci ndaw si ànd ak moom. moom lu mu mute woon kër ndaw si. waaw justement loolu mooy question loolu mooy la question effectivement moom reportage boobu la wax ni moom moo amoon. mais bi ñu demee ñoom tamit bëggoon tontu ñële pare li ñu doon wax. ñoom ñu dem ci kër ndaw si foofu la erreur. foofu la tooñ bi njëkk ko commencé. nee na foofu la coow li amee léegi bi coow li amee moom tamit ndaw si agrippé ko moom mu daanu. ba garde corps sax ndaw si moom moo ko mujj yëkkati waaye comme li nga wax noonu rek ki nga xamante moom moo dem kër jàmbur alaa kulli année yooyu yaa tooñ léegi loolu tamit dina proposer beneen question ndax ci wàllu inondation yi ñu bari dañ ne ñëpp mën nañoo wax nag ba mu des waa PDS ndax fii gars yi dem tey dëkk fa ñu leen yóbbu muy plan Jaxaay ak foofu ci Kër Massar ñu ne PDS xëy na moo defut liggéey bi mu waroon def wala sax moo leen yóbbu ci zone yoo xamante ni dafa waroon a inondé loolu ban tontu ngeen ci am non tontu bi ci am lu leer la ñun amoon nañu benn programme boo xamante ne commencé woon nañ ba liggéey ci liggéey bu am solo ndax wax nga ko léegi plan Jaxaay mais état continuité la bi ñu fi jógee ñoom lan njëkk a def entreprise yi nga xam ne ñoo yore woon Jaxaay yëpp dañ leen a convoqué ñenn ñi ñu commencé di woo leen dikk commencé ni leen liggéey ba la ngeen war a def foofa àggul ñun pare nañ ci assainissement wala lu ñu fa war a def wala loolu ñoom ñoo ko waroon a def ndax bi ñu demee rek lañ njëkk a def rek mooy bu ngeen fàttalikoo bari na ay kilifa yoo xam ne dañ leen a daal di jël yóbbu leen si yoon pour wane ne lañ fa waroon def defuñ kon ñun li ñu waroon def nañ ko bañ fa jógee ci combat politique la woon non combat politique la wala ñoom ndax def nañ wala defuñu kooku état moom moo war a xool nun li nu waxante woon ak soci ak entreprise yooyu ndax respecté nañ ko def lépp wala defuñ ko nun ban ca pare rek lan ca pare ndax ñoom li may wax toujours rek président Abdoulaye Wade
ku amoon démocratie la ku bëggoon mbir mi di leer la ndax inondation bi mu amee 2010 mois de juillet 2010 président Abdoulaye Wade ñëpp xam nañu moo amoon majorité assemblée nationale. pourtant majorité boobu dañoo woo gouvernement bu président Abdoulaye Wade déglu leen Omar Sarr dañ ko woo Samuel Sarr woo Bekay Diop ñu déglu leen ci wàllu inondation yi ndax li ñu waroon def nañ ko wala defuñ ko askan bi yëpp di dégg ñu def ko en direct député yi laaj li ñu war a laaj opposition bi ak ñëpp kenn ku ne laaj. loolu dafa manqué ci nguuru président Macky Sall. waaw parce que ni mu manqué mooy fan yi dugal na ndax maanaam suñu règlement intérieur bi article 5. may na ma sañ-sañu ma demandé ñu def session extraordinaire. pour que ministres yi nga xam ne affaire bi da leen a concerné ñu ñëw jàkkaarloo ak askan bi leeral de 2012 ak léegi suñu 767 milliards yi ñuy wax ne def nañ ko ci inondation ñu wax ñu fan la dugg. loolu dañ ko mais bañ. bi ñu leen woowee ñoom dañu gàntal. article 5 dañu bañ utiliser wuñ ko dañoo dem utiliser article 49 xam nga bu ñu bañoon sax. 5 article 49 lu mu wax. article 49 la ñu jël article 49 may na leen sañ-sañu ñu mën a jël ñu mën a wut commission d'information. léegi nag man fi ma gisee ne bëgguñu ñu lu leer suñu jëloon article 5 wala ñu jël article 48 nga xamante ne article 48 lii la su fekkoon jëloon nañ maanaam article 48 nga xam ne day may assemblée nationale sañ-sañu maanaam sañ-sañu ñu mën a def enquête man jàpp naa moo gënoon waaye mission d'information pour man jàpp naa ay caaxaan la. très bien léegi dinañ ci ñëwaat ci article. beneen bi ci des mission d'information bi gis naa ne bërki démb taxawal nañ commission bi mais ci biir commission bi dem nañ sax ba sartu règlement intérieur bu assemblée nationale dañ ko violé ndax boo xoolee ci article sëñ Cheikh ñoo ngi article 32 publicité bi jot na dañuy dellu siwaat ci fonctionnement assemblée nationale ak règlement intérieur bi ak xëy na coppite yi nga xamante ni war nañ ko ci def publicité ñu daal delluwaat ci plateau moom moo jiite nag groupe parlementaire liberté et démocratie fële ca assemblée nationale ginnaaw ponk yu bëri yi nga xamante ni évoqué nañ ko ci première partie bi sëñ Cheikh gis nañ ne tamit mbënd mi gis nañ opposition bi ñu ci bëri déplacé wu nañ ba mu indi fi coow am ñu ne sax dañuy politiser li nga xamante ni moom mooy naqaru askan bi yéen groupe parlementaire liberté et démocratie PDS plus précisément ban taxawaay ngeen ci am. taxawaay bi ñu ci am mooy taxawaay bi nga xamante ne mooy dem ci askan wi nemmeeku askan wi xool seeni jafe-jafe xool nu leen jàppale ndax gis nañu ne ñu ngi ci ay jafe-jafe yu métti métti ca loolu dañu gis ne ñun amoon nañ ci yéene bi moo doonoon ñu amal session extraordinaire waaye bi ñu bëggee amal loolu yi tamit ñi nga xam ne ñooy da nga woo gouvernement bi. waaw pour ñu woo gouvernement bi déglu leen pour que suñu 767 milliards yi ñu wax ñu lu génnagul ak li génn fan lañ ko dugal ñun loolu moo doonoon suñu yéene waaye ñoom bi nga xamante ni bëgg nañ loolu majorité bi ñoom dañoo gàntal loolu ñoom seen bëgg-bëgg mooy amal benn commission d'information ñu gis ne sax loolu ñoom ba ñu koy def ci ñàkk koo xam ne ñàkk nañoo respecté assemblée nationale dañu règlement intérieur bi respecté wuñ ko ndax boo xoolee article 32 dafa wax ne maanaam ñi nga xamante ne ñooy membres yi warul la dépasser 12 personnes te ñoom 15 personnes lañ ko def pour wan leen ne leen respecté wuñu assemblée nationale ndax article baa ngi nii l'assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires notamment chargées d'une mission d'étude ou d'information pour un objet déterminé leur composition ne doit pas dépasser 12 membres kon loolu leer na nañ mais ñoom dañ ko violé 15 personnes lañ ko def pour wan la ne la assemblée nationale doxaluñu dëgg doxaluñu yoon bëgguñu dara leer. ay maire ñu ngi tamit dégg nañ ko mu ne troisième mandat bi juridiquement président de la république mën na ko def ban xalaat ngeen ci am yéen. non yooyu dama jàpp ne ay caaxaan la ay caaxaan lu duñ si wax. ñoo ngi leen di xaar rek. Macky Sall moom jeexal na ñaari mandat la ñaari mandat yi jeex na. bu bëggee julli nag bañ a sëlmal nag. bëgg a julli lu ëpp maanaam ñeenti rakka bu ñaari rakka fajar bu ko bëggee julli lu ko ëpp maanaam bu boobaa nag ñu foqat ci ko rek jëlee ko fi waaye li wér ci wóor mooy temps jeex na dem. Tout de suite une page de publicité et tout juste après le journal avec Chérif Diop.